actu du jour lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméeri doomu aadama ak ñaar fukk ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jot a am téeméer ak juróom-benn faj nañ leen tey ba ñu wër am na ñaar ñi nga xamante ne ni ñàkkaat nañ ci seen bakkan xibaar bu bees daal dinay am ci mbirum piratage yu Ecobank bu ñu détourné rek ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti millions ci suñuy koppar yu compte free cash gannaaw nag ba ñu ci jotee teg loxo PDKB mu am fanweeri at di entrepreneur en multimédia ex directeur publication benn site d'information enquêteurs yi daal dinañu rek jëli beneen suspect di ab directeur général kookee kan la ci bu ñuy yaatal lañu leen koy gën a xamal mbirum mindaan bile di Ndogay Ñang ay atam toll si fukk ak juróom-benn dinañu si àddu gannaaw rek ba ñu ko rek métitale woon fa mu doon liggéeyee daal di koy rek yeewu ak fil daal di koy rek yor troisième étage ba mu jógee rek daanu démb sax lañu ko doon atte ca chambre criminelle bu Dakar. danañu jubali tamit ca diwaanu Kolda addu ci mbirum secte Mbàkkeru bi ak rek ki ko sos di Alxasan Ba ak rek li nga xamante ne ni maire bu buru ko xamle na ko rek ci wàllum seen bataille rangé beeg fukki atu ba kaso yi loolee yëpp ci bu ñuy yaatal rek la ñu leen koy gën a faram-fàcceel. langue politique bi lu ñu si wax bokk na si rek ki nga xamante ne ni ma wut Aïssatou Sophie Gladima ci département des mines et de la géologie ñu naan ko Oumar Sarr moom nag daal dinay amal ab tukki ba nemmeeku ca cimenterie Dangote ba mu demee nag la janoog sa responsable wax ko rek ay dëggam ci usine am boobee nekk rek si suñu réew mile di Sénégal. neexoo amul si diggante ay membre APR ak rek yu Pastef la koy firndeel bokk na si rek xiiroo ŋaayoo ak xeex ya nga xamante ne ni ñu ngi koy nemmeeku seen biir bu ci mujj rek mooy bu ñu nemmeeku ca Bakel di ab département ca région bu Tambacounda. Fabienne Felio moom rek nga xamante ne ni envoyé spécial 2STV la daal dinañu koy rek agressé foofee ca Abidjan ko agressé nag du kenn rek kuddul garde njiitu réew mi Macky Sall danañu wax tamit rek si lu ñeel li nga xamante ne ni jëlaat nañ ko comme ay mesures ci mbas mi nga xamante ne ni doon na lu tax rek acteur de la musique yi taxaw rek fas yéene ñaxtu li ni mel gannaaw ba ñu xam leen ni rek dañoo sonn dañoo tàyyi si noonu nag Youssou Ndour mu ngi rek jéem a rek calmer boobu les situation ba jot see gisee rek ki nga xamante ne ni mooy ministre de l'intérieur. xibaar bu neex daal dinay tàbbi rek ci rappeuse OMG bii di Oumy Gueye moom moomee nag daal dinay am rek doom bu góor ba ñu ko tudd ba noppi kan lañ tuddee doom ji danañu leen ko xamal loolee yëpp bu yembee ñu daal di toftal tàggat yaram bu ñu koy ndar keppe ak rek lu ñeel làmb li moo ci gën a fës bu ngeen taaxirloo ginnaaw bàkk bi ñu daal di yaatal. xaritu jigéen ñi ak képp ku bëgg lu baax di bijouterie Jam Jam 2 nga xamante ne nii ñu xam or dëgg ñoo fa nekk daal dinañ leen di indilaat ay bagages yu bees tàkk ay bijoux en or yu taaru lool tarkal la macha allah comme ni ngeen koy gisee noonu waa bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen rek ay nouveauté 20 carats Bahreïn ay rek organza ak tamit rek ay 21 carats indien so demi so yemul foofu de bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen tamit ay nouveauté 18 carats extra super extra néonoro pomi kawro biling biling jurodani ak rek Versace ak rek yeneen yu taaru lool ana ña doon coow arrivage bu mujj ba xanaa bu ngeen gisee rek lu ñu wàccee waat da ngay jàpp sa gémmiñ cuuma bijouterie Jam Jam 2 daal boo fa demee da ngay mujjee sax am embarras du choix maanaam daal doo xam la ngay tànd ndax rek lépp taaru waaye ndokk rek ba di nga fa fekk ay ndaw yu xam or dëgg ak rek la ñuy def ba dinañ la rek taxawu ba nga am sa bëgg-bëgg daal di lay dalal nu ñuy dalalee buur ci salle d'attente ba nga xamante ne ni dañu ko climatiser ndaxte foofee nag client bi moo fay buur waxtaan ak yow ba nga am rek loo bëgg vigile yi daal di lay accompagner ndax rek ñoom ñoo yor sa kaaraange ba keroog nga fay jógee yow mi bëgg nag ci yu baax yooyee moo xam en gros wala détail ma fàttali leen ne bijouterie Jam Jam 2 mi ngi rek ca marché Tilène rue 19 angle Blaise Diagne mën nga leen woo tamit ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 681 57 38 wa illa ci 77 924 45 20 wala ci 77 542 00 77 boo leen woowee daal lépp loo bëgg rek wa illa loo yitewoo di nga ko xam ñu nekk nag ci diaspora bi tamit boo leen defee rek seen commande bijouterie Jam Jam 2 fàttewu leen benn yoon da ngeen a mën a jot rek ci seen alal ci diir bu gàtt lool yow mi amagul tamit lu mot fàttewuñ la benn yoon mën ngaa dal di ñëw rek def sa commande dal di rek joxe li nga am ñu bindal la sab reçu ba heure rek boo motalee jël sab
alal waa lii lu ko gën a neex ak bijouterie Jam Jam 2 daal ku tàkkul or rek ci yow la des daw leen gaaw def seen commande ndax rek ku yéex ñàkk ci bile arrivage bu bees bu taaru lool. mu ngoo ko ñu dellu di leen di nuyu te di leen di dalal jàmm ci Dakar Buzz xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal comme ni ñu ko tàmm di defee bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàccoo wàllum wérgu yaram wi si suñu réew mi di Sénégal tey rek junney doomi àddama ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent la ñu testé si ñoom ñooñee téeméer ak ñaar fukk ya ñoo ca amee coronavirus bi fanweer ak juróom yi dañu leen wàll juróom-ñetti fukk ak juróom ya di ay cas communautaire téeméer ak juróom-benn faj nañ leen tere yi ba ñu wër ñaar fukk ak ñett sonn nañu ba ñu nga sauvetage am na ñaar ñi nga xamante ne it ñàkkaat nañu seen bakkan ci mbas mile nga xam ne bam ñu ganisee ba jamono ji may waxeeg yéen lu toll si fukki junne doomi àddama ak juróom-ñaar ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ko fi jot a amee si ñoom ñoo ñëwee fukki junne ak juróom-benn ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent faj nañ leen si ba ñu wër ñetti téeméeri doomi àddama ak juróom fukk ak ñaar ñoo si ñàkk seen bakkan file may waxeeg yéen lu tolloo ko juróom-benn téeméeri doomi àddama ak fanweer ak ñeent ñoo yore bile feebar tëdd ci bërëbu fajukaay yi ñu leen ci traité. xibaar bu bees daal dinay am ci mbirum piratage yu Ecobank bu ñu détourné rek 358 millions 700 ci compte free cash gannaaw ba ñu ci jotee teg loxo PD Kébé mu am rek fanweeri at di entrepreneur en multimédia ex directeur publication benn site d'information enquêteurs yi daal dinañuy rek jëli beneen suspect kookee nag du kenn ku dul ku ñuy wax Amadou Alioune Diaw di rek directeur général Sema Export moom moomee sax daal dinañu koy déféré parquet ba noppi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bàyyeekoo Libération DG boobee ñu ngi koy toppee association de malfaiteurs blanchiment de capitaux tentative de retrait frauduleux d'espèces ak rek faux et usage de faux moom moomee nag dañu ko tuumaat rek ni dafa retiré juróom-ñetti fan ci weeru décembre bi ñu nekk lu tolloog rek fukki millions ci benn agence su Ecobank. mbirum mbindaan bu ñu yeewoon ba noppi sànni ko ñetteelu étage mu dal di fay jógee ko daanu niki démb ci talaata ji lañu ko doon rek àtte ca chambre criminelle bu Dakar li ni mel nag xewee woon ca HLM 4 tax na rek ba mbindaan boobee di Nogay Ñang ay atam toll ci fukk ak juróom-benn nekk rek weeru lëmb dans le coma ak rek ñaari at yamu toog te mënu la wax ña ko def nag jëf joojee di Sukkay Jóob ak rek doomu patronam bii di Ndey Maymuna Fall juróomi atub liggéeyub sañca bañ la parquet teg ci seen ndodd Nogay nag nee na bés bi mbir mi di am patronam da doon rek kaas qualité mburu mi ci noonu Maymuna ne ko rek danga ñàkk yar ba noppi ci pëtu ko tegal ko si rek ab dóor ci xar kanam laata rek Sukkay na it di siy dugg xëcc meecham yi nee na nag si waxtu woowee rek la rek ki nga xamante ne ni moo di Maymuna demee wuti ji fil ñu daal di koy rek jël tànkam yi yeew ko ak fil boobee ba noppi yëkkati ko balancé ko ci kaw balcon ba mu jógee ko 3e étage dal di daanu ba loolu weesoo Nogay ne sax juddoowul ak laago waaye nag Soukeyna Diop ak Maymuna tax nañ rek ba tey moom moomee dafay sox mbir mi nag juróomi fan ci weeru janvier atum 2021 la ñu koy délibéré. damay jubali ca Kolda comme ni ma leen ko diggee woon addu rek ci mbirum secte Mbàkkeeru xubi ak rek ki ko sos di Alxasan Ba ak rek lu ci maire bu Buruko xamle ci bataille rangée beek fukki atu ba kaso yi Daouda di doomu Alxasan Ba muy yónnent Mbàkkeeru xuy day jiite rek groupe talibé yi ñuy wër benn rectangle bu weex bu ñu bind yu bizarre di rek seen kaaba si noonu ñoom ñooñee dañuy nekk di koy wër ak rek yu ñuy wax ci xalpulaar def na sax lu ëpp ñaar fukki at ak juróom ca Kabada commune bu Buruko nekkee si département bu Médina Yoro Fula ba fa rek Mbàkkeeru xu juddoo di secte bu Alxasan Ba sos di ab torodo bu ne rek moom moomee yónnent la bu ñu sukkandikoo nag ci Mamadou Cissé ñu gën koo xam ci turub rek Dame Cissé di maire bu Buruko ci booru atuba 1995 la mbir mi tàmbale woon rek di wër Kabada yëpp Mbàkkeeru xu mu Alxasan Ba jiite tàmbale rek di jóg ndànk taalibe yi tamit di leen di fekk si ndànk ci noonu maire Buruko ne sax rek wuuteek l'islam ak li mu digle secte boobee yoonu boppam rek la yor di dem ak ay recommandation wam ba si seen façon bu ñuy rek tare alxuraanul karim ak bu ñuy jullee dafa wuute rek ak na nga xamante ne ni noonu la ko l'islam di amalee mu xamle ko moom maire bu Buruko di Dame Cissé laata rek
rek waarekat bii di Thierno Moussa Cissé di koy feelu di xamle rek ni lu ñuy def wute nag l'islam tey xamle sax ni ku sos secte boobee amoon na rek ay jafe-jafe ak yoon ba ñu ko tëj kaso lu jege fukki at ca maison d'arrêt et de correction bu Kolda waaye nag nee na booba dafa fekk rek réseaux sociaux yi melul woon ni moo taxoon histoire bi amul woon rek ampleur ba loolu weesoo nag waarekat bi ne sax amoon na sax xeex ci biir secte boobee ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan ak it jëlee ci ay gaañu gaañu keneen daal dinay xam ne tamit ne rek bu ñuy julli sax ñetti nit rek ñooy jiite même bu dee sax kenn kese mooy diriger rax ci dolli bu ñuy tari dañuy tudd rek seen turu yonent bi di Alxasan Ba ci fàttali ku sos secte boobee di Alxasan Ba Mbàkke ruuxu doomam ci boppam rek moo ko faat ak ab balu fetel ba mu ko tiire ndaxte rek dafa am ku mu jotoon a sacrifier ci rek tabaski ci accord villageois yi yëpp at ma ca topp mu bëgg a sacrifier beneen doomam kookee sax moo dal di révolté daw laata rek mu koy tiire bal ngir rek sauver boppam. xibaar bu nakkari daal dinay tàbbi ci magistrature bi procureur général de la cour d'appel bu Dakar di Cheikh Tidiane Diallo nekk tamit ancien directeur administration pénitentiaire moo génn àdduna mu doon waajuru docteur Mohamed Diallo njiital parti bi di URV. Cheikh Tidiane Diallo démb ci talaata ji rek la ñàkk bakkanam ca hôpital principal bu Dakar bi mu nekkoon depuis rek talaata juróom-ñetti fan ci weeru décembre ñu nekk gannaaw ba mu defee woon malaise ca atub 2015 nag Cheikh Tidiane Diallo colonel Daouda Diallo moo ko wutu woon rek ci boppu administration pénitentiaire bi laata rek muy dellu ci magistrature bi moom moomee nag faloon nañu ko tamit rek secrétaire général du ministère de la justice mu wutu woon fa rek Mansour Tall mu doon dem retraite ba ñu demee nag ba jëmmi jamono ñu daal di koy fal mu jiite parquet général bu Thiès di poste ba nga xamante ni fa la nekk ba ni muy génne àdduna yàlla na ko yàlla yërëma. leneen def na ay bés yu bëri ba Ousmane Sonko rek saisiré woon gouvernement bi ci ay laaj yu bëri yool yu mu ko bindoon état nag daal dinay rek indi ay tontu ci laajam yooyee li ni mel nag Ousmane Sonko si boppam moo ko xamle ne rek jot na ay tontu gouvernement bi si ñeenti laaj yamu ko bindoon si wàllum terme sud bi escroquerie sur deniers publics ak rek virements illégaux situation bi si njàngale mu kawe mi ak rek cession définitive wa ila provisoire immeuble yooyu nga xamante ne ni état moo ko bâtir ci noonu nag Sonko ne nag dina jàpp rek data janook ñi nga xamante ne ni ñoo di taskatu xabaar yi ngir rendre compte ci rek tontu yooyee laata muy xamle sax ni am na yeneen juróom-benn laaj yu bees yi mu rek bindaat ba déposé ko si lu ñeel rek ay leeral ci accord de pêche 2019-2024 yi si diggante Sénégal ak Union européenne conditions yu ñuy exploiter rek phosphate Matam yi transaction spéculative sur des droits pétroliers sénégalais waaye itam si état infrastructure yi ak rek problème mu foncière yi ci Casamance député bi nag bëgg na tamit ay leeral ci situation mu service public poste ak tamit rek encadrement wu usine étrangère yuy fabriquer rek farine jën. ku wutu Aïssatou Sophie Gladima ci département des mines et de la géologie di Omar Sarr daal dinay rek amal ab tukkib nemmeeku ca cimenterie Dangote di ab visite installation waaye itam entretien ak ay responsable usine ba ci noonu nag jëwriñ bi àdduna rek ci responsable sociétal entreprise minière yi et comportement industriel yi ci environnement bi cadre de vie bi ak tamit rek yeneen i laaj comme lu ci mel ni rek lu liggéeykat ya doon nakkarlu semaine bële jëwriñ bi nag nee na yëgul manifestation yu am waaye nag Sénégal la ñu nekkuñu rek Nigéria ba tax na rek dina ko jaaxal lool si bu ñu bëggee appliquer réglementation nigériane mu xamal ko rek patron usine ba moom ministre bi laata rek mu yokk ci ay kàddoom ni règlement sénégalais yi la ñuy appliquer foofu maire nag yu nekk ca gox yooyee Dangote impacté daal dinañuy fësal si kanamu Oumar Sarr jafe-jafe liggéeyub ndaw yi si noonu ministre bi tontu leen rek ni ressources minérales yooyee peuple bee ko moom ba tax na rek askan wi dañu see war a jëriñoo. neexoo amul ci diggante ay membre APR ak rek yu Pastef ci waxtu wi le nag nga xamante ni Ousmane Sonko mayul dara njiitu réew mi Macky Sall partisan yi tamit ñoo ngi rek reyante seen biir la koy firndeel bokk na ci lu am ca Bakel di ab département ca région bu Tambacounda foofee nag maire apériste commune bu Ngabou di Bokar Amadou Sy moo fa dal di rek xeex ak directeur école ba commune ba waaye itam cadre Pastef ci gox ba ñoom nag ci ëttu école ba rek la ñu doon xeexee
maire bi nag daa yëkkati rek kàddu gu ñaaw jëmale ko rek ci directeur bi doon rek lu ko poussé mu génnee matrakam bi bu ñu sukkandikoo ci enseignant bi di Issa Diallo mi nga xamante ne ni moo fekkee seen xeex ba ñu ko laajee nag moom maire bu Ngabou Bocar Hamada Sy nee na rek soxlawul di tëkku ak ngànnaay ka nga xamante ne ni matul sax ñeenti fukki kilo laata rek muy leeral ni moom day yor saa su ne matrakam bu muy def à chaque fois ci poche am. ñu jël roppalaan dugg Abidjan addu rek ci agression ngu Fabienne Felio bi moom moomee nag 2STV envoyé gannaaw ba mu nekkee présentatrice ci boobule télé waaye itam ex-Miss su Sénégal benn garde Macky Sall moo ko daal di agressé par arme blanche bu ñu sukkandikoo ci lii quotidien ci photo bu journal bi fësal sax ñoo ngi nemmeeku gaañu bu ci ex-Miss bi jëlee seen bi sax ci kanamu Macky Sall la amee mu étonné si bu ñu sukkandikoo rek ba tey ci boobule journal di lii quotidien. ba tey rek ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz. Youssou Ndour bëggul rek lu dul calmer situation bi si diggante acteurs musique yi nga xamante ne ni dañoo bëgg a manifester seen nakar ni ki ëllëg jëmale rek ci mesures yu bees yi ñu jël ngir xeex lawu ba coronavirus bi. woykat bi nag di Youssou Ndour jot na see rek ay gisee ak ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ngir rek expliquer ko situation artistes yi ak tamit rek ñu xool ba xam ndax mën nañoo assouplir yooyu les mesures ci noonu daal dinañuy sax prévoir ndaje bu gën a yaatu ba nga xamante ne nii rek ministre de l'intérieur ministre de la culture ak rek acteur culture yi dinañu ko teewee ñoom ñëpp si noonu ñu xool rek ndax dinañu mën a assouplir yooyu les mesures ñu jëlaat. acteur musique yi nag dañoo bëgg rek ñoom ñooñee dénoncer arrêté fukki fan ak ñaar si weeru décembre atum 2020 bi nga xamante ne nii rek dañu see suspendre autorisation yëpp ngir def musique ay wéy ak i ay feccoo. bébé bu ñàkk bakkanam ca crèche Cigogne Bleue bu nekk Sacré-Cœur doon na rek lu touché lool sénégalais yi. Bijou Ndiaye bu télévision Futur Média di mère de famille bokk na rek si ña nga xamante ne ni mënuñoo résister boobule mbir ñoom nag ba ñuy waxtaanee mbirum bébé boobee ca seen émission bii di yeewu leen chroniqueuse boobee di Bijou Ndiaye dasee rek jot a tuur ay rongoñ jooy yu métti lool ca en direct ba ñu doon amal gannaaw rek ba mu mën a tulee woon rek te li nga xamante ne ni di métti bu muy yëg ci demu ba xale boobee. ma wax ci xibaar bu neex bu tàbbi ci rappeuse OMG Oumy Gueye moom moomee nag daal dinay am doom bu góor doom ja sax tudd nañ ko ba noppi image yu ngénte gi bokk na si rek yooyu ngeen di gis si écran bi rappeuse bi def si sañse yu taaru lool te yanj lu ñeel nag bébé bi moom ñu ngi ko tuddee rek Mame Malick ñu ngi koy ñaanal mu dund te barkeel. arrêté de faire genre mooy rek jamono jile terme bu bees bi nga xamante ne ni sénégalais yi moom la ñu tippoo gannaaw rek ba ko ñu bëri di waxee li ni mel nag tax ba Modou Mouhamed Ndiaye daal di si rek addu si seen émission boobee di xalaas gannaaw ba muy nakkarloo boobulee waxin bu ñu sukkandikoo nag ci moom Pawlish Mbaye mu créé rek bile expression ay conneries képp lay wax ba tax rek taskatu xabaar bi samp ab laaj ne moom daal munta xam kon ana lan moo waral sénégalais yi di copier kii di Pawlish Mbaye gannaaw rek ba muy rek nakkarloo bile waxin ñu jël ci bés yi. xibaar yi tàggat yaram la ñu koy ndar képpe ak làmb bu dee am na rek mbër mu xam dëgg ay secret Modou Lo du kenn ku dul Balla Gaye 2 mi nga xamante ne nii rek daan na ko ñaari yoon cousin wam nag Ama Baldé war a daje ko roi des arènes li ni mel nar a doon combat bu tàng lool tax rek Balla Gaye 2 di ci avertir Ama Baldé ne rek Ama Baldé dafa war a entraîné wu bu baax a baax su bëggee am ndam ci kaw kii di Modou xarañ loo ndaxte rek Balla Gaye 2 nee na rek Modou Lo entraînement bu wër moo koy daan.